école R100 bii laa jàng fii laa amee entrée en sixième Mamadou Diaw laa amee BFM doog a nekk auditrice ci yeneen école yi ba yàlla doog a sama njàng taxaw terminal ma toog jàngee tuma réccuwuma ko nag parce que lu mu gàtt-gàtt xam naa nu may dundeek doomu aadama même bu ma ci amul dara am naa ci xam-xamu nu may dundee ak doomu aadama yi kon sant naa yàlla bu wér di sant nag waa groupement Fass Jom ndax mënoon nañoo créer groupe bi ba pare ñu jiital la di la fakkatal kenn fakkatalu ma lu ma leen defal neex na leen même prêt banque su ma demee ne leen prêt bi nii lay demee duñ ci teg baat dama ñëw jiital leen ñu dem jël seen xaalis liggéey su versement jotee mu boole dem fay avec bii ñu fi taxawal bii mooy 3e édition yaakaar naa bu ñu ko tojee ku nekk da nga ci gis sa soxla nag dañ koy rey fii tëral ci mbedd mi kër gu nekk yóbbu wàllam te lépp suñu kees lay jóge am nañ ay tenue am tenue amaat tenue yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy niroole kon saboote amul ku nekk nag jéem na fee ñëw jéem a ñëw laay wax ndaxte ki fi ñëwoon ba jël xaalisam jox ñu ko nañu defal leen eau de javel ñu defal eau de javel valeur u 25 000 francs la woon su ma fàttewul mu jënd ay produits détergent jox ñu defal eau de javel jaay jël loolu dugal ko suñu bopp mais ba léegi gisuñu ko kon kii jëmm ji amel nañ ko ngërëm ndax koo gis ma tagul 15 jours mu déplacé wu en tant que directeur général may leen ko loxo ngeen tàcc ko goroñu ñun ku nekk jéem ngaa wax ak ñun te taxul ñu gis la monsieur Mbaye jërëjëf ñoo ngi lay dalal jàmm yaak équipe bi nga àndal di la ñaanal yàlla li ngay dagaan ci Thiès yal na la ko yàlla defal xamal ne nag góor yóbbuwuñu te woowooñu ñun ñoo jël décision jóg bëgg a ànd ak yow pour liggéey Thiès dangaa bëgg a liggéey Thiès ñun dañuy ànd ak yow pour liggéey Thiès te nag na nga xam ne bu fekkoonte ne dañoo dégg ci yow jëw bu ñaaw kon duñ ñëw ci yow mais dañoo dégg say def-def di dégg say baax-baax parce que nag ku ne xujja na di ko kenn du ko tàqale. la première fois Mbaye ñuy jël mobilisation di jëm ci yow mosoon nañoo jéem a dugg ci yow dafa antuwul parce que booba xëy na booba dafa ñorul woon tey nag macha allah dafa ñor te di nga gis fruit bi te di nga ko gis fii gis nga mbooloo mi ñu am détermination lañu duñu mbooloo moo xam ne leen di xëccëre na leen kaay la ñu dem depuis 3 jours depuis 5 jours timis a ngi waaj a jot yàlla lay seedal li ma wax bala maa def discours bi ñoom ñëpp laa toogal ci salle bi parce que nag dimanche bu nekk fii la ñuy tase di avec jeudi bu nekk fii la ñuy tase di jëmbal le 5 wax leen le 6 ak le lan ak le 20 lan ak le 26 bu nekk dañ fiy tase ak mbootaay goo xam ne ëpp na 50 personnes yooyu sax muy wax association mooy 50 personnes mais mbootaay gi romb na 50 personnes te woowuñu mbootaay gi ndaxte li nga ma waxoon ne ci biir kër lan bëgg a yem parce que campagne bi ubbeegul dañuy ñëw pour visite de courtoisie moo tax ñu yemale ko nii mais bu ñu woote woon man ragaluma mbedd mi pour ànd ak yow na nga jàpp na nag ñu am détermination ñoo bëgg a ànd ak yow coalition la xam nañ ko xam nañ ne bu baax coalition bu ànd ak Macky Sall lañ ñun gisuñu Macky Sall gisuñu kenn Macky Sall ñu ngi nii toog gisuñu kenn Macky Sall c'est la première fois koo xam ne kii ab responsable politique la déplacé wu ñëw suñu ko pour di ñu seet yaa ko njëkk a def yaa ko njëkk a def na nga jàpp ne ay gor ñoo bëgg a ànd ak yow ay gor ñoo bëgg a ànd ak yow gis ngeen mairie bee mairie est bii ba mairie ville ña fa nekk ay conseillers ñu nag ñoom la woon ku ci nekk formation ya nga def tey suñu toogoon tey benn jotaay wax danga naan lu la teye doon conseiller man maa soobuutoon ci politique xëy na su ma gis sooboon ba naga ni kon ba léegi leneen la ñuy wax waaye nag lu nekk ak heuram te itam nag damaa ñëw sama yaay feebar toppatoo ko tax maa jóg kon mënu ma woon a dugg ci leneen mais actuellement yaakaar naa awma liberté parce que damay liggéey waaye nag dinaa fexe am jot gu toll ni ànd ak yow ci lii ngay xeex pour defar Thiès ci kattanu yàlla ak kon jëf ngeen jëf. li olof yi wax
wax bu dee dëgg nopp bu ko dégg da koy xam et je pense que ku mel ni yow li nga ni nga àndeek ñii ba ñu naw la li koy gën a wóoral mooy lucidité bi nga àndee parce que wax nga ko da nga def développement pendant longtemps nga ni duma politique nga toog di xool ci politique ñu xame benn yoon xëy na doyagu la woon wala ñoragul woon nga dem ba tey nga xool ak sa groupement ak sa association ak expérience bi nga am yow sa bopp nga décider ni kenn du la indi xëy na xame bi ci élage la jaaroon mais booboog léegi war na mat juróom-ñetti at nga toog di observer donc wax bi du gudd parce que da nga observer ba nga gis lu la doy loolu la doy nag yàlla bu ci sa yaakaar tas yàlla bu ci suñu yaakaar tas ñun aussi li may wax rek mooy ñun dañu ñëw di créer am mouvement bu ñuy wax gëm sa bopp bi ñu sosee gëm sa bopp du woon mouvement bu am ay carte ki membre gëm sa bopp esprit la ñu ne nit ñi gëm leen seen bopp gëm sa bopp du naw sa bopp parce que boo nawee sa bopp da ngay defe ni xëj na lu nit di am ci yow la gën a jekk te mën na la jural ngay iñaane nit ku am mais gëm sa bopp mooy nga xam ni rek àdduna bi yàllaay joxe boo tegoo ci yoon bi mën nga am ñu sos ko nag di defaale activité sociale di defaale citoyenneté di def politique ci politique boobu élection jot ñaari yoon ñu demal suñu cëggal bopp yàlla def ni at mun ci demee yàlla def na ceesuwaay gën ñu ràññee gën ñu bàyyi xel ba tey ñu ñëw yàlla def ñu xamante ak président Macky Sall depuis fukki at ak juróom yooyu ñu jàngat ko ci moom ci jot ci comme li xuja def rek ba mu doy ñu ba vision bi doy ñu ba parti bi doy ñu jël ni léegi mouvement citoyen day nekk plateforme buy toppatoo mbiru développement mbiru citoyenneté mais lépp lu ñuy def ci politique ñi ngi koy def ci biir Alliance pour la République mais bi ñu duggee biir Alliance pour la République Thiès amul woon sens ñun ñu ñëw rek yamale suñu groupe fu ñu woo même personne yi dem olof day wax ni ku yaata ku yokkul yaa wàññi moo tax ñu ñëw ci mission boobu ñu jox suñu bopp ni suñu ñëw ci biir Alliance pour la République ci biir Thiès nangu ni ñi fekk ñu fi ay yaafus fekk nañ fi ay responsable yu am taxawaay mais politique gu Sénégal pour lan muy am problème parce que même nit ñi nombre bi du yokk booy seet fichier électoral bi toujours du yokk même nit ñi la rek ñooy dem fii tey suba ñu dem fële ñun ñu ñëw ni dañuy élargir les bases du parti à Thiès maanaam dañ koy yokk boobu nag lu waay weddi boo ñëwee ñun la xuja si la dugg na ci politique ak waa Fas Jom discours ba mu daf ko natt ak ñoom ba waa Fas Jom yépp décidé ni dañuy ñëw ànd ak Maodo Malick Mbaye biir Alliance pour la République biir APR lu sa xel naqari di nga xam ni loolu Alliance pour la République yokku na am na ku ci dugg am na jàmbaaru jigéen ju ci dugg am na jàmbaaru fàkk tëdd ju ci dugg am na jigéen ju am jom ju ci dugg am na jigéen ji nga xamante ni ñàkk jariñu rek la mës a dunde ak sàmm diine donc damay wax ni bu leen kenn nax naan leen politique baaxul loolu dañ koy wax non tu sais politiciens yi ñoo parce que d'abord leen am na pour ngeen xam ni indépendance ba léegi élection bu am dana am ku ñëw ni man duma politicien mais damaa bëgg a defar dëkk bi sénégalais yi kooku mën naa wër réew mi joxe xaalisam sénégalais yi boobu ba léegi amul kenn ku politiqueul ku ñëw ci élection ñu jox la lu ëpp 3% chaque fois sénégalais yi bu ñuy voté ñii politique la ñuy voté donc tey xujja tey sa jëf yi nga jëf ñii li ci neex nag mooy dama bëgg ñiy wax ñëpp ñun femme de développement lañu dañu war a xool ci yow man waxuma femme de développement yëpp nañ ñëw ànd ak man mais sa jëf ji dafa rëy na rëy ji nga xamante ni rafet na rafet ji nga xamante ni mais fullawu na aussi faydawu na parce que mënoon nañu ñëw nga wax ni ñun daal vraiment ku ñu jàppale la ku ñu jox la ainsi de suite dañ lay déglu rek xam ni ki wax ni ku ma jàppale ma jàppale la ki ñëw jàppale la 200000 moom nga àndal tey mais bu keneen ñëwee jox la 500000 da nga koy bàyyi
après kenn ñoo jox la 1 million sa der yàqu ci lu ko jarul donc autant ci politique booy ànd baax na nga dugg ci mais li nga def foo ko waxee ñu respecté la te man de dinaa am mbégte lool exemple bii ma joxe ko fépp wax ni am na jigéen yi nga xamante ni day ci politique dafa xool di déglu ba ma doy ko ma wax leen du dërëm bu ma ko jox nag si ngeen toog nii moom moo ko luyeel boppam c'est-à-dire man ak Khoudia mosu ñoo tegante ñaari téeméer ça c'est important donc lii ngor lal na ko yi fulawul lal na ko éveil citoyen maanaam nga xam fi réew mi toll tamit lal na ko parce que maa ngi koy wax sànq dëkk bi ku ba léegi nii li mu wane mooy ku politique agul doo ko yor fi ñu toll nii lépp loo leen mënti naqari ci dëkk bi tamit la koy def mooy ngeen politique wala ngeen ànd kuy politique man nag politique wutuma ci ay militant collaborateur laa ciy wutuma ci ay surgaa ki dak ay nawle laa ciy wut donc te daje naag daan ku ma am nawloo naa la mais yow day bokk nga ci ñuy war a gën a nawloo ndax sa jëf ju rafet noonu nga ànd ak ñun tamit ñii nga xamante ni ñoo fi nekk tey ba ñëw tey ñu fekk leen fi ñu ànd ak ñun ci ngor googu la ñu ànd ak ñun mooy ñi nga xamante ni bokk nga ak ñoom koñ bi ak ñeneen ñi nga xamante ni xëy na ñoom ngay ñëw fekk tey ci plateforme gëm sa bopp mais ci biir alliance pour la république ñu leen di lié aussi que dañu jëm ci ay élections dañ fi ñëw tey ñëwuñu fi pour wax leen ni Maodo candidat la di campagnal boppam dañ fi ñëw parce que dañu bëgg yéen gaa comme ni mu ko waxee ci man ngeen bokk ci Maodo Malick Mbaye ngeen far ci moom ngeen àndal mais dama leen di wax ni élection yi ñu jëm ñun dañ ci am coalition bi nga xamante ni majorité présidentielle élargie lañ koy tuddee ñëpp ànd ci Idrissa Seck ak Macky Sall ànd ci kaw ñun ñu ànd ci suuf ak waa réew mi di bëgg nag di ñaan di am taxawaay ba nga xamante ni bu ñuy tànn la ñuy tànn méngoog li nga xamante ni moo ñor askan wi mais li ci ëpp solo daal ma mën leen ko wax mooy ñun suñu politique du xaste suñu politique du xarabaate suñu politique du ŋàññaate suñu politique du li ñuy wax naan wax ba sa ñeex sa sàpp ak yàpp te doo rey dara suñu politique du digaate ndax dige gu bari yàkkamti ngërëm loo moomul la duñ leen wax mais je veux dire que seen kii nga xamante ni mooy Khoudia jiite leen dinañ ko téye ci téyin wi nga xamante ni di ngeen xam ni ñun téye nañ ko te loolu soreetul yàggatul beneen élément bi may wax ci Khoudia mooy Khoudia dafa ñëw fi nga xamante ni ci côté développement dina ci ànd ak jigéen ñi gën ko ñaax gën ko doxal gën ñu wan yoon wi parce que am nañ ci li nga xamante ni xarañ nañ ci mais xëy na moom expertise bi mu ci am ak jaar-jaar bi mu ci am war nañu mën a apporter dara donc ma wax ni rek Khoudia jàppal ni li nga def ni tey président de la république dina ci bég jàppal ni Idrissa Seck dina ci bég jàppal ni président Idrissa Seck dina ci bég président Macky Sall bég ci ñëpp ñi nga xamante ni am nañu sax xel mu rafet te ànduñu ak ñun ci politique dinañ ci bég ndax sa wax rafet na sa wax nag li ko nat mooy jëf ji nga xamante ni da nga ko jëf ay at ba tey nga toog doxal ko ci say kanamu mbokk ñu nangu ko ñuy dalal xelu jeunes yi li ngeen wax noonu maanaam mbiru li ma ci gën a jàpp sax mooy seen mbiru jàng ci mbiru jàng bi président de la république dafa teg lu ñuy wax 3FPT nee na képp ku nga xamante ni am nga bac te bëgg a def formation initiale 3FPT da lay jàppale fayal la fooy fayee téeméer boo waree fay par exemple ñaar fukki junni ñaari junni ngay fay li ci des ñu fayal la ko nga tànn branche bi nga ko bëgg a defee loolu dinañ leen ci taxawal dinañ ci am solo dinañ ci am taxawaay beneen élément bi mooy ñuy wax jigéen ñi
di leen ko annoncé fii ni leen à partir du mois de juin am na maison de l'outil bi nga xamante ne président daf ma ko dénk depuis fukki at presque ñu ciy jàppale ndaw ñi mag ñi ci wàllu am métier ci wàllu taxawaay ci wàllu tàggat ba mën a daan sa doole ñu gis ni que bi nekk Thiénaba kii di El Hadj Diallo moo ko jiite démb ñu am fa lu rëy lu ñu organiser ak ministre Dame Diop mu teewe ko maison de l'outil boobu ginnaaw fukki at ñu ngi ko doon jéem mais bu Thiès bi incha allahu rabbi trouvé nañ ko ba juin fin juin début juillet incha allahu rabbi dina commencer fonctionner ngeen mën fa dem di fa def seen activité de formation di fa daan seen doole lépp lu ngeen am mu mën leen permettre ngeen faj seen soxla. mbooloo mi man xam naa ni te gëm naa ni tollul nii rek mais gëm leen ni bëgguñu sax majorité rek dañoo bëgg ñëpp maanaam nañu fexe ba maximum luñ ko gën a yaatal ñu yaatal ko wax leen ak imam yi wax leen ak ñi yor église yi wax leen ak directeur d'école yi wax leen ak ñëpp ba ñëpp gis ni Khoudia mii kat lii mu def te mu nekk li nga xamante ni kenn forcé wu ko kenn neexalu ko kenn jox ko dara mu def ko ci ngëm comme ku nekk war nga ko mën a def donc je pense que loolu moo nekkoon kàddu yi ñu la bëggoon a wax di la encourager bu baax te di la dalal sa xel aussi ah amuñu problème certitude laa am parce que saabu du fóot boppam mais bu waree mën a xëpp nag dina ko yëg certitude laa am ni ci wàllu ngor ci wàllu kóllëre ci wàllu sàmmante ay diggante buñ ci àndee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam du ñu jéppante yàlla bu ñu jéppante yàlla bu yaakaar tas ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah